salaamaaleykum mbokk internautes yi permettez-moi d'abord ma di leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci àjjuma bu sedd bi mbokk internautes yi gannaaw bu ma leen remercier ba pare ci suivi ak kóolute gi nga xam ne def ngeen ko wóolu ngeen ñu à chaque fois di ñu nemmeeku ñii di liker ñii di partager vidéo yi ñu leen di rek Wolof Njaay di wax naan làbbali fas buy daw day tax mu gën a gaaw di leen ñaan rek vidéo bi balaa ngaa dem nga abonné wu yow boobu boo mës a abonné te boo ci jugee nga like ba si puusu mag bi te nga partagé vidéo yi bu ko defee ñeneen ñi mën cee jot mën cee jariñu tey li ñuy waxtaanee mbokk yi mooy comment protéger vos terrains maanaam nan la ñuy protéger suñuy terrain ndax tey ku ne xam na ne jamono yi ñu toll foncier bi yëngatu na nit ñi jaaxle nañu te au passage dama koy faral di wax nit ñu bëri dañ may wone ma man monsieur Mbaye dama découragé ci terrain parce que dañ ma arnaqué plusieurs fois ma leen di wax ne fa ndox di doon tuur ba léegi boo fa jaaree fekk fa ndox dafa naa olof yi leeru waaye pour wax ne leen ne ña baax ña ngay baax ña safaanoo ña ngay safaanoo buñ découragé nañu teey rek laay waxal ni nañu teey te li ñuy dugg nañ koy xool bu baax a baax ak ni ñu koy seqal di wax ne kóolute amatul ñun ñi sax dañuy woo nit ñi def ñuy woo pour dénk ñu liggéey mais day jiixi jaaxaan ndax xamatoo kan ngay def kóolute ak kan ngay wóoru waaye yàlla rek moo xam ki wóor mbokk internautes yi nan la ñuy protéger suñu terrain tey waxtaan tey bi dañ ko indi ci ñaari fàcc mooy boo bëggee protéger sa terrain ci ñaar yi la mooy y a ce qu'on appelle une protection administrative mooy am protection administrative ak protection physique léegi dinañ la ko faram-fàcceel wax leen bu ci nekk lu muy signifier maanaam dañu dugg ci protection maanaam administrative maanaam protection administrative mooy lan mooy maanaam sa terrain gannaaw bu nga ko jëndee ba pare am na fooy jaar waaye boo fa jaaree yàlla dina la dimbali ba mën a protéger sa terrain bi si njëkk ci protection administrative mooy fexeel ba yow booy jënd terrain papier yi na leer papier yi bu dee titre foncier na titre foncier bi na leer na nga ko jëndee ci notaire gannaaw fexe na papier bi nga jot ci titre foncier au sein du notaire am na ñu koy titre foncier ak bail nag am na ñu koy jëndee neneen waaye duñ ne baaxul waaye titre foncier ak bail bu ngeen koy jënd dem leen ko jëndee ko ci un notaire mooy def loolu liggéey notaire la gannaaw boo jugee ci loolu bu nekkee ne délibération la fexeel ba jot sa délibération bu nekkee ne nit ki individuellement moo lay jaay balaa moo la jaay nee ko balaa ngeen di wax ak waxaale na la won papier yi ba pare bu dee délibération na la won délibération bi bu dee fay na ay ordre de recette ak yooyu na la ko won bu dee am na plan de masse na la ko won bu dee am na extrait de plan na la ko won kon donc yooyu dafay doon yee xam ne dafa am solo balaa ngeen di wax waxu xaalis ndax am na suñu bëri ñee xam ne dañuy nekk à l'extérieur wala nangam bi ñu wax terrain ñu jëlee envoyé seen xaalis te gisuñu papier kon donc bala nga wax waxu xaalis bala nga waxu finalisation di finaliser autant pour moi na nga xool papier yi ba pare moom loolu mooy protéger sa terrain parce que mën naa ne sa terrain la parce que jënd nga ko pare waaye ñun fii dañuy wax gannaaw ba ko jëndee ba pare mais fexeel ba yow na nga yor kayitu kër gi na nga yor sa délibération na nga yor surtout sa levée topographique mooy wax mbokk internautes yi nañuy def le tout ba di def ay levée topographique parce que kooku da nga koy soxla booy demander autorisation de construire da nga koy soxla booy demander yeneen da nga koy soxla levée topographique mooy li nga xam ne géomètre mooy dem ak i matériel yam bu ko defee loolu mooy levée topographique donc loolu la ñuy wax levée topographique donc loolu nañ ciy taxaw levée topographique yooyu nañ ciy taxaw gannaaw bu ñu waxee loolu maanaam bu ñu mënee protéger ak bail wutal ko bail nañ ko wut bu leen bàyyi seen terrain ci délibération kese gannaaw boo jëndee sa terrain ba pare demal introduire procédure de bail parce que terrain li tax ñu ne protéger vos terrains boo ko deful samba booy yi mën nañu ñëw maanaam jaar si gannaaw def naka su dul noonu te gis nañ Sénégal ku ne gis na ne jaay terrain jaayaat kon donc ñu leen di ñaan boo jëndee sa terrain bu ko bàyyi ci délibération encore dama koy wax délibération duñ ne baaxul waaye dama koy waxaat délibération état dafa ne la li déglu leen baax état dafa ne la comme téeni la terrain non matriculé téeni état dafa ne la man kat
permettre naa la nga dëkk fii loolu mooy délibération état moo ko moom dafa ne la permettre naa la kat nga donte sax délibération kenn du ko jaay nit ñaa ngi koy jaay fii Sénégal la booy xool au niveau de la mairie ñoom dañuy def acte de cession moo tax nga dégg ñu naan acte de cession et peine maanaam la nga fa def la ñuy jaay mais suufu état la kenn du ko jaay donte sax bon kenn newul bu ko jëndee amoo terrain déedéet mais ñu leen di ñaay boo ko jëndee demal nga yóbbu ko bàyyi demal nga yóbbu am na procédure avant bàyyi mais dañ ko expliquer léegi di wax ne délibération état dafa ne la permettre naa déglu leen maanaam jox naa la ndigal nga dëkk jox naa la ndigal nga tabax waaye jàppal ne kat man état maa ko moom loolu mooy délibération waaye bàyyi dafa ne la boo ji bàyyi mu topp ci délibération dafa ne la man dama lay louer suuf si chaque année da nga may fay redevance xam nga comme bàyyi moo gën a dëgër titre foncier nag mooy mu ne sa moomeel la kon donc titre foncier sa moomeel la kon donc ñu leen di ñaan képp ko am délibération na nga ko jël yóbbu ko bàyyi avant nga yóbbu bàyyi nag da nga war a enregistrer sa terrain waxoon naa ko fi naa ko waxaat da leen enregistrer seen terrain yi benn bi mooy avant ngay am bàyyi di nga am plan NICAD di nga autant plus numéro NICAD waxoon nañu ko du ci dellusiwaat pour bañ a guddal vidéo bi donc ngeen fexe ba wut NICAD donte sax dema ko bàyyi donc loolu mooy protection administrative maanaam ci gàttal fexeel ba yow terrain boo ko amee na sa papier yëpp mat nga jënj ko sa armoire wala nga jënj ko banque loolu mooy administrativement. léegi la protection physique mooy lan ci biir terrain bi la nga fay def jënd naa terrain ba pare terrain bi moo ko boyal bàyyi ko noonu déedéet su ma jëndee terrain la première chose à faire mooy naa ko au moins ma borné ko 4 angles yëpp naa ko borné woo maçon ma borné ko bu jaree ma bind sama tur wala sama numéro téléphone bind ko ci da ngeen koy gis ci terrain yi boo ko borné ba pare bind say numéro téléphone wala boo ko mënul nga clôturer ko loolu mooy ba léegi ñu ngi ci protection physique boo ko mënul nga clôturer ko boo ko clôturer ba pare bu la neexee nga def si ay barbelé tëj ko waaye li gën mooy boo jëndee terrain zone bee xam ne am na ñu fa nekk mooy nga commencé di ko exploiter bu nekkee tool la loué ko wala nga abale ko nit ñi di fa bay sa mbokk wala yaay xam nga nit di fa bay wa ilaa nga clôturer ko def fa ñaari benn kii bee exploiter fa ay ginaar wala def fa élevage ndax lu bon après nañ ko wax léegi d'ailleurs ci nan la ñuy investir lu bon dana la mën a jëriñ waaye daal li ñuy bañ mooy nga jënd terrain boyal ko bàyyi ko foofu dem ay ati at naan sama terrain mi ngi fële te xamoo ci terrain bi ci lu mu nekk tamit bi leen di wax ne terrain boo ko jëndee dee ko surveiller boo ko jëndee soo toogee chaque mois wala chaque quinzaine yónnil sa mbokk sa frère wala sa nijaay wala sa nangam mu dem xoolal la terrain bi d'ailleurs sax am nañu benn service bu ñuy def loolu maanaam saytu sama makkaan waxoon nañ ko fi ñi nga xam dañoo am terrain amuñu ku leen ko gëstul ñun dañ fay dem xoolal leen ko chaque mois dañuy xoolal ku mu intéressé mën nga ñu woo ci numéro bi di affiché suuf waaye daal que mu doon cabinet bi que mu doon fu mu munti doon boo jëndee terrain dee ko saytu dee fa dem di xool waaye ñu war a def ne terrain en général boo ko jëndee doo xamagum ndax kan moo ko moom ndax am na litige ou pas des fois da ngay gis kee xam ne jënd na terrain ay ati at waaye dafay ñëw rek yëkkati fondement rek ñu ne ko si sama terrain la coow li fa lay commencé en général moo tax terrain du am moomee loolu dañu fa def dara moo tax may wax ne toujours dañ fa def mise en valeur d'ailleurs sax bu dee délibération la bu la mairie jaayee wala keneen jaay la boo toogee 2 ans defoo fa dara dañ koy nanguwaat kon donc encore une fois ci protection physique bi de leen seen terrain yi de leen ko protéger de leen ko clôturer de leen ko borner de leen ko exploiter waaye laa li gën mooy nga construire dafa ñaari néeg louer ko bu nekkee ci àll bi la nga def fa sax benn néeg Sénégal moom ku ne gis na am na ñi nga xam ne amuñu fu ñu fanaan koo gis sax ne ko abal la dafay day dëkk wala boog li gën mooy li ñuy jeexalee mooy nga exploiter ko def fa lee xam dina la mën a jëriñ ëllëg moom la ñu wax léegi te loolu la ñuy duggee ci deuxième vidéo bi topp ci suuf bu ko defee ngeen lire ko mooy comment investir dans l'immobilier dinañ ko ci wax di jéggalu ñëpp di wax ci vidéo bu gàtt bi di wax ne thème yaa ngi ñëw di wax ni tamit internautes yi ñu ngi ñuy laaj di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne MTN immobilier bëri na service yi muy def bokk na ci service yi muy def mooy képp ku jigee délibération bëgg a dem bàyyi dañ koy def képp ki nga xam ne sa délibération dafa yéex a génn maanaam def nga mutation wala nangam dafa yéex wala amoo jot wala amoo ku la ko doxal wala dafa yéex ñun dañ koy def waxuñu ne nag dañuy génnee délibération pour mu leer
waaw waxuñu ne dañuy génnee délibération waaye dañ koy def procédure bi dañ koy démarcher fu ñu war a dugg danañ fa dugg la ñu war a def danañ ko def ba incha allah yàlla dimbalil ba sa délibération génn da ngay dégg ñenn ñu naan est-ce que nooy def ba accélérer ma sama baay mu génn non baay c'est administration la képp ku la taxaw ne la baay mën naa koo génne ci 2 jours arrière li ñu mën nit ki mën mooy kat naa la suivre sa baay boo déposé ba pare naa la ko suivre donc foofu pour muy leer nañ koy di leeral bu baax a baax encore bokk na ci service yi ñuy def dañuy construire maanaam ku nekk ku ñu jaay mën nañ la construire même bu ñu la jaay mën nañ defal plan de devis construire la clé à main bu dee amoo mbokk mu la ko defal wala bokk bëgg nga ñëw defal la ko construire la defal le devis état des lieux waxoon naa ko fii ak plein de services yi xam ne dañ koy def ci MTM ku ci bëgg laaj ndax service yi def maanaam lépp lu jëm ci immobilier rek maanaam suñu loxo nga ca incha allah donc di gërëm ñëpp di sant ñi di leen ñaan par vidéo bi boo ko mënee partager nit ñi mën cee jot bu ko defee chaîne bi nit ñi mën koo xam di liker di abonné di gërëm ñëpp di sant ñëpp leen wax ne ñu topp ci vidéo bu yow bi stop